asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci wenn waxtaan wu gàtt rek jëm ci réew mi ñu bokk ak diine ji ñu bokk ak valeurs yi ñu bokk. tey nag ñu ñëw ak yéen ci benn tomb boo xam ni bii mel na ni dafa bokk ci ay fléau nag buñ koy wax aliyaasu billah mooy mbas cim réew nag suñ koy wax yal na ci suñu borom musal mooy loo xam ne lii dafa matale. bu ñu àggoon ci benn wopp joo xam ne ji daanaka doomi réew ma kenn mucc ca, loolu la ñuy wax am mbas. te mbas yépp day mën nañoo yaatu ñu cay sàkk pexe mën caa am solution par benn waaye su fekkee ne benn bi nga xam ne bii moo yóbbaale mbas yépp moom daf faa nekk, su boobaa yaakaar naa ne jot na nag ci ñu tiit xoolaat suñu bopp ngir trouver solution, am ci pexe loola jóge fa. mbas mi nga xam ne nag moom laay wax tey defe naa ne ñépp tegandoo nañ ci seen bët, mooy fen nag bu àggee ba ci darajay fen yu rëy waaye fen yoo xam ni day génn ci gémmiñ yu ñu ko foogewul. ñi nga xam ne tey ñoo waroon di jubbanti nit ñi, di leen teg ci yoon, di joxe exemple, représenté loo xam ne lii ca réew ma duñu xaar ci moom ñoom mukk ay fen. bu ñu àggee ba ci ñooñu nag ñoom ñooy génnee ci seen gémmiñ fen ya gën a rëy, su boobaa tiit jot na, waaye jóg jot na, jëm ay pexe jot na. pexe mi nag dañ koy wax ci njàlbéen bala ñoo daaneel, mooy tàmbalee di yar nag gune yi ak tuut tànk yi ci bi ay ruq, di waxtaan ak ñoom, di leen woon gravité fen li mu ëmb fii ak ëllëg bu ñu dajeek suñu borom. loolu la ñuy tàmbalee ci xeex bi, ndax loolu rek moo ñu ci mën a indil solution bu ñu xam. ndax nag ñi nga xam ne dañoo dem ba fen sexin ci ñoom, ñooñu moom kenn mënatul ci ñoom lu bare, xanaa di leen ñaanal yërmande yàlla ak njéggalam. waaye da ngay àgg ba foo xam ne fii loolu tubaab di wax ça devient obsessionnel. maanaam dafa mel na yow léegi boo gisee loo mën a wax muy dëgg sax da nga koy préférer fen ko. mënuloo wax mu jub xocc, faaw nga def ay détour. loolu xam nga boobu feebar bu ca nit àggee, aliyaasu billah, kooku mënuloo yaakaarati ak saafara ci moom. ñu banaliser ko nag. banalisation boobu nag mooy tiitaange gi, mooy léegi fen dootul dara. maanaam li nga xam ni mën na yëngal arash moom rek moo ko mën, moom fen. yeneen bàkkaar yi boo ci def yóbbaale fen. bàkkaar boo defati rek ci ñaawteef yi fen lalu na ca suuf. te mën ngaa fen te fekkul ngay def bàkkaar booba. mën ngaa fen te fekkul ngay sàcc, mën ngaa fen te fekkul ngay njaaloo, mën naa fen te fekkul ngay naan sàngara, waaye yooyu yëpp boo ci def yóbbaale nga fen ca biir. te loolu bërki démb bu yàggul ay kilifa yoo xam ne yi seen daraja ci réew mi waroon na leen a weesale fen. te xam nga fen yoo xam ne dafa àgg ba ci yabaate, mooy jàkkaarloog ay nit di insulter seen intelligence, jàpp ne ñi ngay waxal amuñu nopp, dañoo tëx, wala bu ñu amee nopp di la déggit seen xel yi mënta liggéey, mënta faram-fàcce. nga leen di wax yoo xam ne yi di leen diggee yoo xam ni dañuy daw tuuti nit ñi gis ne li nga doon wax lépp dara du ci dëgg. bi ma ci gën a concerné mooy waxu xale yooyu di yalwaan ci mbedd yi. fii la ancien premier ministre taxaw ni loolu ku ne xam na ne wàññeeku na. waxoo dëgg, loolu kay dafay yokk. loolu tey la waalo gën a aay, li waxi wolof di wax. ancien ministre tamit beneen dikkati taxaw ni dinañu inaugurer terre bi waxtu sàngam jamono sàngam. ministre de l'hydraulique de l'énergie taxaw ne danañu wàññi courant bi jamono sàngam. benn waaye taxaw na fii ab artiste ni Sénégal rek moo fii réew moo xam ni bu la neexee nga dox ba xaaju guddi jàmm rek kay xew. xanaa du Sénégal gii lay wax.
loolu de mën naa am ci dëkki kaw yi, xëy na ci dëkki kaw yi sori yi xóot ya, waaye ku ko def ca Ndakaar wala Kaolack wala Thiès boo passé minuit jaar ci yenn roq yi bala ngay génn mbedd mooma ñu faat la wala ñu jël sa alal. dafa am yoo xam ni nag kenn mënul xam ban sens la am, ndax nit ñi xamuñu gravité fen. te gis nga fen yoo xam ni yow dafa fàngaaral li ngay wax, xam na ñi lay dégg xam nañ ne da ngay fen, yow yaa jëkk xam sa bopp ne da ngay fen. am na sax nag ñoo xam ni seen fen àgg na ba ci ñoom sax dañoo gëm ne dañuy wax dëgg. loolu itam ci xeeti feebar la. àgg nga ba ci yow booy fen da ngay gëm ne da ngay wax dëgg. ndax nag fen moom bu ñu àggee ba ci mu kàllafi kilifa yi bàyyiwuma benn nag, fu ci ne am na fa. réew mii ku fiy wax dañ lay dégg, te sénégalais yi bëgguñoo dégg ndax xam ak ñoo am xelum dégg. waaye boo waxee ñu ne bul généraliser, waaye ku fi généraliser, l'exception confirme la règle. loolu ku ne xam nga ko. l'exception confirme la règle, ku ne xam nga ko. kon wax ji boo ci gisee sa bopp rek gis ci sa bopp, waaye bul ne kii wax dafa généraliser. mënta nekk. bu ñëpp àndandoo woon ci réew mi mel noonu kon àddina tukki na. wax bi am na ñoo xam ne ñi suñu xel xalaatul bu ñuy wax leen tudd wala ñu leen di boole ca wax ja. ñi tax ñuy wax ñëpp a ngi leen di teg bët. te institution yi muy présidence, assemblée nationale, CSE, nga dem ca cëriñ ca dem ca politiciens ya, foo dugg fekk fa ay nit ñoo xam ni la ñuy génnee ci seen gémmiñ dara du ca dëgg. dara du ca dëgg. nit ñi di leen tàccu, nit ñi di leen fettasul, nit ñi di leen, te dara lépp haba an mansura, dara du ci wér. mensonge d'état, parjure, waat ba pare yëkkati sa loxo teg ci alquran, waat yëkkati sa ndeyjoor, dara. mais loolu dafa garaaw. il faut que ñu deltu ginnaaw. il faut ñu deltu ginnaaw. ndax xam nga itam yooyu ngay gis ci nit ñi léeg-léeg li koy gën a indi mooy échec gu éducation. mooy li ma leen waxoon sànq ci njëlbéen ne leen solution bi d'office mooy yar xale yi. parce que mag muy fen yenn xeeti fen yi da koo màggaale. da koo màggaale. am na loo xam ne nit mënu la juddu màgg dem ba am fanweer ñeent fukki at ñu ne déete waaye mu soqi ko ca bijjaaw ba pare di ko bàyyi. mënul nekk. mënul nekk. loolu dafa mënul nekk. kon dafa am loo xam ne lii war nañ ci dellu ginnaaw. di wax di yàq ay nit, di wax di yàqum réew, di wax di yàq der, di wax di fen di terlu, yooyu baaxul. nañu deltu ginnaaw. nañu deltu ginnaaw balay wees. nañ deltu ginnaaw balay wees. ndax nag ab jullit war na jamono bu nekk saa yoo xamee ne mi ngi ubbi gémmiñam lu mu gàtt mu teewlu boroomam, teewlu bàmmeelam, teewlu dekkeem ëllëg. waaye am na ñoo xam ne ñi yooyu yépp teewluwuñu ko, moo tax lu ñu wax rek jarul nga cay dóor say doom. bu ko defee mbokk yi ñun ñépp la loolu concerné. nañu dellu nag di yaraat suñuy doom ci wax dëgg, yar leen ci. na jar na nga ciy xeex ak ñoom di leen ci teg ci yoon, ngir su ëllëgee ñu bañ a bokk ci catégorie gii nga xam ni tey ñoom ñoo représenté ci réew mi lu rëy, te suñu ubbee seen gémmiñ di wax loo xam ne lii dara du ca dëgg. bu ko defee nag incha allahu danañu dellu siwaat beneen waxtaan ci tomb bii nga xam ne bii moom la ñuy coos rek, muy diggante Iran ak États-Unis. lu jara wax la te bëgguñu cee wax ci ndaw, waaye bëgguñu ngeen foog ne it nag dañoo toog di ci noppi rek wala ñu koy seetaan. analyse lay laaj yu xóot yoo xam ne buñ ci tegee loxo nit ñi mën a jàpp ca la ñuy wax. li xew nag ñépp xam nañ ko, benn jaay doole la. Amérique nag li ko tëwoon ci l'islam Iran rek la des. li ko tëwoon ci l'islam Iran rek la des. noonu l'islam yi Iran képp la ñu dese comme adversaire potentiel. jullit ñëpp tey jii ci àddina ñi ko mën te am doole seen kàttan àgg fa, waroon nañu tey jii taxaw woon Amérique ne ko nag mbir mi mënatul dem. mënatul dem. ñay défendre Iran ñëpp daanaka seen intérêt moo leen ci bàyyi, muy Union soviétique ak Russie sax laay wax ak Chine. intérêt moo leen bàyyi ca lëf ka. ñi ci des it caay-caay dong moo tax ñuy songu Iran di ko def jëf ji ñu koy def. rey fa bërki démb kilifa gu rëy, boole kook ñeneen ñu ca faatu ci loo xam ni ci tooñ képp lañ ko teg.
bu ko defee nag mbokk yi incha allah daañ ci dellu siwaat asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.